عذاب للمملك الأوتان فاخذ أعاذني من الشيطان فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ci bisub tey bii ni ko daairatu Rawdu Rayaahiin baaxoo def ci njiital sëñ Ahmadul Badawi waaye ci ndigal ak kilifteefu Cheikhul Khalifa desuwaat nañu ak yéen ci jataay bii ñuy amal ci waxtu wii muy yoor yoor bisub màggal gi jàpp bëccëg gi te itam muy waxtu woo xam ne ak bërëb boo xam ne yépp dafa am particularité yu ci nekk ndax mën naa am ci jamono jii ca fukki fan ak juróom-ñett ci weeru màggal wala weeru diggi gàmmu ñu koy wax safar ci waxtu wi boobu la sëñ Tubaa ngi waaj a egg jeewal te egg gu fa muy lu am solo ndax dafa mel ne ci la jëmoon ci dëkk gu ko seytaane dëkkoon jaare ko ci tubaab yi waaye itam civilisation beneen bu wuute ak sunu bos bu ñu bëggoon a faagaagal lenn ci nit ñu ñuul yi bëgg leen a néewal doole te mënoon na am su boobaa dignité nit ku ñuul wala sénégalais yi mënoon na faa jaare xaw a yàqu ci boobu noonu nga xam ne mën nañoo jàpp ne sëñ Tubaa dafa yëkkati woon raayab lislaam jàmmaarloog noonu yi waaye yëkkatil ko képp ku wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallam ci jamono jooju teewul mu ànd ak ngoram ànd ak fitam ànd ak jomam ba defut luñ koy xeebe waaye defut lu yàq ëllëg ci mboolem ku mu bokkal aw askan Sëriñ Tuubaa moomu nag nga xam ne nee naa moo ngi doon yëkkati la raayab lislaam di boole nit ñi bëgg ñu dund ci jàmm ku nekk dund la nga gëm kenn bañ a yàqal sa moroom su fekkee ne bis boobu desi na tey daairatu Rawdu Rayaahiin am xalaatu jàpp tomb bu demee ne almuwaatana wala citoyenneté muy bokk gi ñu bokk ci réew mi ak la muy laaj ci ay warteef mu ne nag nañ ko jàngate ci anamuk ñi nga xam ne ñoo ŋànk lislaam ci réew mi naka lañ ko doon dunde ak naka lañ ko doon dundale ñu wax ne nañ jël tomb boobu tey ñu waxtaane ko kon tomb la boo xam ne barab bii ci boppam yeyoo na ko waaye jamono ji ngir fàttaliku fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar yeyoo na ko waaye nag lislaam ji yeyoo na ko dundinu Sénégal itam yeyoo na ko ñëpp xam nañ ne fi jamono ji toll ak lu baree bari li gaar doomu aadama yi ci seenu nekkiin ak jafe-jafe yi ci am suñu waxtaane te li ñëpp bokk muy réew mi ak ku nekk la la ca war ba ñu mën koo saytu jamono ji Sénégal yeyoo na ko waaye mën nga ne àdduna sépp yeyoo na ko surtout nag ñu jëlaat ci beneen tomb boo xam ne lenn ci jàngalekat yi danañ ko càmbar mooy at taayushu silmi maanaam nekkin wu rafet wu rattax ni mu amee ci biir Sénégal yaakaar naa ne Sénégal mën na cee joxe leçon du caagi ne ci Afrique kese waaye ci àdduna sépp kon dañuy daal di tàmbali dugg ci incha allahu taala jox inspecteur sëñ Abdou Lahad Lo mooy tàmbali jataay bi ni ma ko waxee woon mooy waxtaane ci dëkk wala bokk cim réew ak la mu laaj ak nan la ko murid yi wala yoonu murid bokk nan la ko jàngaleeg nan la ko jëmalee sëñ Abdou Lahad ñu ngi lay jox kàddu gi dina ñaanal tawfiq suñu borom subhanahu wa taala. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. maa ngi ubbee samay kàddu ci nuyu ak sant ak tatagal mbooleem kilifa yi teew ci jataay bi di ci jiital nag kilifa yi diine yi nga xam ne dañ fee teewal fi ay
këri diine teewal fi ay mbootaayi lislaam te ñoom ñëpp ñuy ay kuréel yoo xam ne askan wépp dañoo maase ci wekk ci ñoom yaakaar ju rëy ngir seen taxawaay ci lépp loo xam ne lu yitteel réew mi la lépp loo xam ne day doxal réew mi mu bokk ci mbir yi nga xam ne dafa yitteel réew mi ndax jeexit jum am ci dundinu askan wi thème bi ñu tànnal table ronde ji te mooy al muwatanatu wa kayfa jassadaha zu'amaul islam fi Sénégal maanaam citoyenneté wala bokk ci réew mi ak ni ko kilifay diine yi Sénégal jëmmale dund ko mu mel ne feeñ na ci thème bi niñ ko tëggee luy saxal ne l'islam ak citoyenneté dàqonte wuñ maanaam jullit bi mën naa dund pas-pasam waaye la ko war ci réew mi ci citoyenneté mu taxaw ko ba mat sëkk feeñ na ci thème bi ba tey ne kilifay diine yi nekk ci Sénégal am na rôle bu mag a mag boo xam ne bay nañ ko ci biir tool boobu di citoyenneté mu des nag ay laaj yoo xam ne mën nañ cee sukkandiku ngir ubbi buntu jàngat tomb bi laaj yu mel ne lan mooy almuwatana lan mooy citoyenneté wan wàccuwaay la citoyenneté am ci l'islam laaj bu mujj bi naka la kilifay yoonu murit dundale citoyenneté kon jéem a tontu ñetti laaj yooyu daal moo nar a nekk li ñuy bokkee ci waxtaan wi kon lan mooy citoyenneté almuwatana bokk na ci liñ mën a xamlee almuwatana muy citoyenneté mooy nit ku dëkk cim réew tënku ca loi ya ak atte ya te la yoon séddee waa réew ma ci ay xaq ak yelleef mu sañ caa jël wàllam ba mat sëkk yam caag waa réew mépp waaye la ko war ci ay jëf yoo xam ne day suqali réew ma di yombal dundiinu askan wa mu taxaw ko ba mat sëkk ànd ko ak waa réew ma mbokk yi bu ñu seetantalee ponk yi nga xam ne ci lañ xamle almuwatana ci kàddu yi weesu dañuy gis ne citoyenneté dafa samp ci ñeenti ponk bu njëkk bi mooy bokk cim réew mooy al intima ponk ñaareel bi mooy taxawe fa ay warugar ponk ñetteel bi mooy jariñoo fa ay sañ-sañ ak i droit ponk bu mujj bi mooy tënku ci ay loi ponk yooyu ma wax nag ku ne xam ne bu ko pas-pasu diine lalee jëf ngir yàlla taawu ko day gën a dëggu gën a sakkan gën a yomba jëfe waaye njariñ la gën a law foofu nag la importance su diine di feeñe ci biir almuwatana kon wan wàccuwaay la almuwatana wala almuwatana am ci biir lislaam bu fekkee ne citoyenneté mbokk yi mooy taxawe li la war cim réew dugal sa loxo ci lépp loo xam ne day suqali di sàmm intérêt askan wi lislaam de digal na jullit bi ay santaane yoo xam ne tiim na sax almuwatana tiim na citoyenneté donte ëmbaale na ko waaye tiim na ko sax bokk na ci santaane yooyu santaane ba ci njëkk mooy bëgg sam réew
duñ ci guddal dañuy joxe firnde rek ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nañ ne keroog ba muy génn Màkka di dem al Madina dafa gestu Màkka ne ko waat naa ci yàlla ne yow Màkka yaay réew mi gënal yàlla ci kaw suuf man mii yaa ma gënal ci kaw suuf bu dul woon ne waa dëkk bi ñoo ma génne sa dëkk bi kon de du ma génn mukk ci sa suuf si ci saxiixul Buxaari ba tey gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nañ ne bu masaana tukki ba jub si Madina day làbb liwaat waruwaay wi mu war ibnu Hajar ne wa fiihi dilaala ala mashruiyati xubbil watan wal hadin ilayhi nee na loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam def dañ cee mën a dégg ne bëgg sam réew di ko nam mu loolu yoon nangu na ko kon loolu mooy santaane bu njëkk buy firndeel wàccuwaayu muwaatana ci biir lislaam bokk na ci dugal sa loxo ci lépp luy dundal suuf ak luy suqali am réew yàlla mi ngi naan huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha loolu yaakaar naa ndigalu suñu borom la naka noonu am na ahadis yu bare bari yoo xam ne day dikk ngir firndeel nit ki nan la mën a taxawe ci am réew ci luy dundal suuf ak luy suqali am réew bokk na ci wartar yooyu ba tey fonk environnement li la wër ak espace fonk it espace public li nga bokk ak ñépp ay ahadis yu bare bari rot na ci luy digle fonk al bi amuy environnement kon loolu bokk na ci li wane wàccuwaay wi citoyenneté amee ci lislaam bokk na ci it fonk doomu aadama jox ko cër doonte bokku leen diine bokku leenu askan bokku leen waaso waaye danga koy fonk rek ngir yàlla mi ko bi wa laqad karramna bani aadama wa xamalnahum fi l barri wal baxri ila axiri l aaya ak yeneen aaya yoo xam ne day firndeel fonk gi l'islam fonk nit rek nga xam ne xoolul pas-pasu diineem xoolul kulëram xoolul waasom xoolul askanam bokk na ci santaane l'islam yi nga xam ne day dugg ci biir muwaatana donte tim na ko mooy solidarité bokk ak say mbokk li nga am ci lépp loo xam ne day andi yokkute ci dundinu askan wi masalul muminina fi tawaddihim wa tarahumihim ka masalil jasadil wahid ida shtaka minhu udwun tadaa lahu sairul jasadi bisahari wal humma ak ahadis yu bare bari yoo xam ne day dëgëral mbokkoo gi war a am ci diggante nit ñi ak diggante jullit ñi bokk na santaane it di digle lu baax di tere lu bon kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar ila axiri al aaya ak man raa minkum munkaran fal yugayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika ad'afu al iman kon ci tënk citoyenneté bu sampoo ci diine day ràññi ko ay melokaan bokk na ca jëf ngir yàlla bokk na ci responsabilité ak engagement ak dëggu Sëñ Saalihu Mbàkke radiyallahu anhu bim ñu bettee ca at moomale wax ñu ne li ngeen fiy indi ci hadiya ak liggéeyi Xelkom bi loolu laa dajale te mu mat 10 milliards loolu de laa bëgg a def ci biir dëkk bi kenn ku nekk ci yéen lépp lu mu andi loo xam ne mën naa dugg ci loolu dinaa ko ci defal loola nekkoon xew-xew bu rëy rëy boo xam ne tegtale na ay dox yéen ci biir yoonu murid kon yaakaar naa buñ ci tuddee yeneen mu assasaat yu bare bari al azhar gis ngeen day yitte woow yu bare bari ci xeetu transport ak éducation ak gaz ak pétrole ay boulangerie ak yeneen yu mel noonu nga xam ne ña fay liggéey ay doomu Sénégal lañ daayira yi nag kenn demul ñu des buñ tuddee daayira sëñ Cheikh Gaynde Fatma yi nga xam ne dañoo amoon mission bu am solo mooy di taxawal ay école di fay jàngalekat yi di tabax école yi loolu yaakaar naa ne dina doy sëkk ci firnde foofu daayira bu mel ne Matlabul Fawzayn nga xam ne tabax nañ fii ci Touba ab hôpital
bu mag a mag nga xam ne yaakaar naa ci plateau technique yi gën a élevé ci Sénégal la loolu it ba tey firnde la ci ne jumtuwaay yi murid yi teg ngir saytu développement communautaire mi ngi joxe résultat. aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmani rahim di gërëm sama naataango Lo inspecteur ci définition bi nga xam ne jox na ko citoyenneté maanaam taarif bi nga xam ne def na ko léegi taarif boobu définition boobu dafay am conséquence dafa am jeexital bu fekkente ne nangul nañ la ne yow bokk nga ci réew mi kel boolew la ci mais da nga bokk muy sa identité ñu reconnaître la sa appartenance ci réew loolu dafa am lu muy jur ñaar la day jur ay droit maanaam ay sañ-sañ yi ngay am ci turu citoyenneté boobu waaye tamit jur ay devoir yi nga xam ne ay wareef la yi tegu sa loos nga war koo def pour delloo njukkal réew mi di fàttali ne citoyenneté boobu borom xam-xam yi nee nañu ñaari type la ñaari façon la typologie de la citoyenneté anwaa'ul muwatana nee nañu ñaar la am na citoyenneté passive citoyenneté bi nga xam ne nit ki doomi réew la bokk na ci nangul nañ ko am na ay sañ-sañ mu ngi koy jëfee am na ay devoir ay waajibaat ay wareef mu ngi koy def waaye fa la yem li nit ñi dogal rek baax na moom daal mu ngi fi daal citoyen la am na identité am na ay droit ak ay kii baax na yi ci des moom na ko ñeneen defal loolu am na citoyenneté active citoyenneté bi nga xam ne gannaaw li nga xam ne kii citoyenneté passive bi am yëpp yow nga boole ci li ñuy wax participation mooy que da ngay jóg dugal sa loxo ci lépp li nga xam ne dafa war a accélérer développement économique réew mi maanaam koom-koom réew mi doo nekk rek consommateur mais da ngay nekk producteur loolu lay indi ni sukkandiku ci yoonu murit fànn bu ne mu wax la ne tooguñu rek ñu ne citoyen lañu am nañu suñu xaalis mën nañ jënd lii ak lii pour consommer waaye dañu war a produire pour réew mi jëm kanam beneen dimension participation muy développement social nga ne man réew mi dama ko bokk ak ay nit du man rek maa nekk fii donc jokkoo bi jëflante bi ak nit ñi war naa ci def sama kemtulaay kattan ci fànn bu ne dinaa ci ñëw pour mën a ko lëkkale ak thème bi nga xam ne moom laa war a développer muy ànd dundu jàmm ñu tuddee ko coexistence pacifique waaye troisième dimension participation citoyenne bi mooy la gouvernance de la cité maa ngi dugal sama loxo ci développement économique maa ngi def sama kéemtalaay kattan pour ci développement social mais du ma yem foofu la gouvernance de la cité ni ñuy yore réew mi ni ñuy yore dëkk bi war naa ci bokk war naa ci am kaddu war naa bokk war naa fekkee fu ñuy nos ak di nocci mais du ma toog rek ñiy décider sama place li ñu décider rek nga ne baax na waaw nattu la rek yàlla ma ko teg déedéet mais da ngay bokk ma ñëw ci développement social mooy niveau de participation boobu nga ne du man rek maa nekk ci réew mi dama ko bokk ak ay nit dama war a def sama kéemtalaay kattan rafetal jokkoo bi rafetal jëflante bi xusnul muamala waaye tamit
liñ ma reconnaître droit yi nga xam ne reconnaître nañ ma maanaam nangul nañ ma ko man tamit ma góorgóorlu ba kenn ku ne ma reconnaître ko ma nangul ko droit yooyu ak ay devoir maanaam ay wareef loolu mooy indi li koy lal mooy coexistence pacifique mooy at-taayush as-silmi man ci sama wolof bu dëng soose la mandinka dama ne ànd dundu jàmm waaw ànd dundu jàmm parce que ñu wuute bu ñuy wax coexistence pacifique dafa fekk am na diversité am na li ngeen wuute moo tax kenn ku ne war a def effort pour que espace bi ñu bokk bayaal bi ñu ëtt bi ñu bokk ñu mën faa nekk ci jàmm ak salaam kenn ku ne am sa aafiya dund bi neex. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mboolem ñi fi teew ñëpp di nuyu mboolem ñi teew ci màggal gi di leen ndokkeel di nuyu jiital ci bopp bi Seydul Xalifa Cheikh Mouhamed Muntaqa ak kilifa yi ne ci ronam yëpp. ci gàttal bu ñu dee wax mbirum mag ñi ci wàllu jëflante ko rafet wala dëkkandoo ko rafet ñoom ñi nga xam ne ñooy mag ñi nekkoon fii ñu leen di tuddee këri diine ba yàlla may leen cër yooyu dañu wax tuuti jaar seen mbir lu ñu nekk woon ak nu ñu meloon ak fu ñu nekkoon fu ñu tegoon seen tànk kon nekk xam na ni tasawuf baatub tasawuf indi na ay iskaal yu bari wala ay lënt ci dégg nit ñu bari même ay boroomi xam-xam sax waaye tasawuf du dara lu dul ilqiyaam bi maqaam al ihsaan ndax diine ñetti arkaan la am muy ruknul islaam ruknul iman ruknul ihsaan comme ni ko sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon saxaaba yi ci laajub jibril ci gàttal kon mag ñi tey muy bu am solo nag mu al ihsaan ndax ni ko sallallahu jàngale al ihsaanu an taabuda allaha ka annaka taraah fa in lam takun taraah fa innahu yarak kon ña nga xam ne ay foqahaa lañu jàngale nañu mbirum liimaan ak la ca aju ñi nga xam dañ doon jàng ilmul aqida jàngale nañu l'islam jàng nañu salawaatul xams sawm zakat ak yu demee noonu koor ak ya ca aju ak ahkaamul diin ñi nga xam ne dañ doon jàngale liimaan bind nañu ci mbiru aqida nan nooy wére ak xuja ya cay aju ci gàttal waaye am ruknu bu rëy muy ponk bu rëy ci diine muy lixsaan mag ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la dund dafa am benn borom xam-xam na ni tasawuful xaq wala nga ni tasawufu saxiix kaana fi zamani rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa saxaaba musamman bila ism dafa nekkoon luy dund nekk te amul tur ndax te loolu du moom rek ci diine ilmul kalaam mustalahul xadiis te mu dawal fuqaha seeni wax ak yeneen yoo nga xam ni borom xam-xam indi ko ci wàllu al arud al yeneen ak yeneen amul la jamee rasul sallallahu alayhi wa sallam mais ginnaaw bi lañ ko def sos ko mu am mustalax ñu koy sàmme diine kon tasawuf baat la boo nga xam ne bii du dara lu dul dund alquran ak sunna dëgg ngi gërëm sunu borom subhanahu wa taala di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi di leen nuyu ci seen tur ci seen sant ci seeni cër ci seeni daraja di leen di nuyu ci nuyoowu lislaam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu lii di cosaanal waxtaan wi tey di wàllu citoyenneté daf koy melal waaye bañ ko yemale ci citoyenneté géographique waaye mu nekk une citoyenneté universelle damay invité ñu ànd xool wenn saar wu tudd suuratul balad baat bi ci boppam balad ci boppam di renvoyer ci cité
cité di renvoyer ci citoyenneté naka ngay dëkke ci ab dëkk ba pare bokk ci ñi nga xam ne danañu jañax dëkk ba ci mu jëm kanam ci kaw jàmm ci kaw maandute ci kaw éthique ci kaw équité suuratul balad dafay joxoñ ñan ñooy citoyen ñu ko war a doon bokk ki nga xam ne mi ngi dëkk ci dëkk bi wa anta xillun bi haadal balad ki dëkk ci dëkk bi te dëkk ba nekk dëkkin woo xamante ni yoon nangu na ko kooku moo xam xale la parce que dañ koo jur wama walat moo xam parent la parce que moom moo sos famille te famille yi lëkkaloowu famille yi ñoom ñooy def les citoyens kon base bi moom mooy ñi dëkk ci biir cité bi famille yi constitué cité yi boroom kër yi nga xam ne ñoo sos famille yi ak ñañu njaboote ci biir famille yooyu la ñooñu nag bu ñu dëkkee ci cité bi sama mbokk mu baax mi wax na ko léegi di Abdul Ahad doo ci dëkk dëkkiinu nu mu nekkee baax na da nga ciy dëkk dëkkiinu xam ni dañu la wàcce fii ngir jafe-jafe moo fi am laqad xalaqna al insaana jalla kenn bindu la pour ngay jaaxaan di caaxaan dañu la bind pour nga yëg ni yëngutu moo fi am ak rëkk jafe-jafe yi fii kabat mais jafe-jafe yi am sur le plan économique jafe-jafe yi am sur le plan de la gouvernance jafe-jafe yi am sur le plan de la reconnaissance mutuelle des différences ethniques religieuses culturelles jafe-jafe yooyu le ngir nit ki mën koo rëkk mu nooy faw mu jëfandikoo lii suuratul balad wax d'abord na xam ni il n'est pas seul am na ñu koy observer ci biir cité bi mais am na ñu koy observer en dehors de la cité waxuma la sax ca kaw mais malaayika yi kiraaman kaatibiin yi sax ñu ngi koy observer mais ce qui est important mooy yàlla daf ko jox des organes de perception ngir mu mën a yëg ngir mu mën a gis ngir mu mën a xam dëgg-dëgg yëg dëgg-dëgg gis dëgg-dëgg xam enjeu yi nga xam ne ñoo nekk ci cité bi pour mu mën a jël ay responsabilités am loolu bu ko deful organe de perception yooyu la alam naj'al lahu aynayn ngir nga mën a nekk un observateur de la société dans ses difficultés et dans sa complexité wa lisaanan wa shafatayn ngir nga mën a élaborer un discours buy tax nit ñi xam li jullit Muhammad jullit doon wax léegi ca alquran bu lu tere mu am ci kuréel gu nekk aw xeet wala ñoo xam ne dañuy daw jàngi wuti xam-xam bu ñu dellusee ci seenu réew ñu jàngal ñeneen ñi donc lisaanan wa shafatayni boobu le moom mooy boo defee perception bi nga war a def lépp ba pare nga mun a élaborer discours buy tax nga mën a jottali nit ñi li nga gis ci enjeu ñu mën koo dégg ni nga ko dégge nga invité leen ci ñu mën cee taxaw nañu ca war a taxawe moo indi léegi li sama mbokk doon wax ca xadisu yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabi man raa minkum munkaran ja parce que masuliyat taxyir boobule mënul am su fekkee da nga tëdd rek jaaxaan caaxaan bu fekkente ni da nga bëgg a bokk ci xaafiluun yi lahum quluubun ya walahum ayunun ja waaw ulaika kal an'am bal hum adal lu tax ulaika humul xaafiluun dañu insouciant ci réalité yi leen wër ak responsabilité bi leen war loolu la suuratul balad di wax ñu ubbi sunuy gët jël sunuy organe de perception projeté ko ci société bi xam enjeu yi bokk ko ak yi ñu ko war a bokkal togg ko élaborer discours de réforme discours buy tax ñu mën a bokk
li ñu bokk ci réew mi dëkk ko ñu bokk defar ko mais loolu aussi mënul nekk ci su fekkee xàmmewuloo fan nga jëm wa hadaynaahu najdayn faaw nga mën a tànn projet yi nga xam ne mu nga jóge ci biti te àndul ak ngërëmu yàlla ak projet yi nga xam ne mi ngi jóge ci biti nga boole ko ak li nga am ci sa biir di ci wut ngërëmu yàlla wa hadaynaahu najdayn nga tànn bi nga xam ne mooy ànd ak ngërëmu yàlla di jëriñ sa réew alors bu boobaa jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi nekk ci réew mi pakk yi nekk ci réew mi yii pakk économique la yii pakk culturel la yii pakk moral la pakk yooyu yëpp nekk ci réew mi doo toog di jaaxaan di nelaw di xaar ñeneen ñi defal la ko fa laqtahamal aqaba te di nga xàmmee nag yan pakk la fakku raqaba lan moo tax nit ñi nekk ci asservissement bi bor yi ci la bokk kenn waxatul nit ñi nañuy dem jëndi fekk ku ñu def jaam ba pare non tey li nga xam ne moo nu asservir surendettement ci la bokk réew yi nga xam ne da nga ci bokk mu nekk réew mu surendetté service de la dette di bëgg a rey doomu aadama yi di bëgg a rey citoyens yi ba mënuñu concevoir lu leen jëmale kanam mais perception de la réalité war na la indi ci nga élaborer un plan un projet buy tax nga mën a génn ci asservissement endettement boobule bokk ko ak ñi nga bokkal réew mi bokk ko ak ñi nga bokkal cité bi asservissement social day am mooy ku tedd ki sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi la mu jàngale woon bi muy mujjee wax ak adduna bi di wax ak adduna bi ñi ko wër nekk ay jullit ci jabalu rahma mais mu wax ak ñoom ci seen statut humain yaa ayyuhan naas isma'u wa'u nit ñooñu bu doon waxal ca bokk na ca mu leen la mu mujjee wax ni asservissement social mooy lii indi un complexe de supériorité ethnique raciale linguistique la fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabi la fadla li ahmara ala aswada wala li aswada ala li mu ci teg mooy kullukum min wa aadama min inna afdala akramakum inda allahi atqaakum la citoyenneté bi yonent bi di jàngale foofule moom mooy en fait yonent bi dafay génne un système éthique hunaka nizam axlaaqi dafa am un système éthique buy tax li ñu bokk ñu mën koo bokk te kenn du séentu ni maa ca gën sama morom wala maa ca ëppale sama morom biir citoyenneté bu maa la jógee maa la bu jotee sama waajur yal na yàlla yokk wéram ak fanam daf ni may maa la day yàq ànd maa la gën a nangam maa la gën a nangam maa la gën a nangam donc citoyenneté bu la maa la jógee maa la gën a maa laa gën a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi système éthique boo xam ne dafay dindi maa la gën a mu indi musaawaat indi adala bayna naas mu indi benn critère de préséance moom mooy kan moo ëpp conscience ci yàlla boo ko delloosee ci citoyenneté da ngay wax kan moo ëpp conscience du bien parce que lu baax rek ma nga yàlla ku ëpp conscience du bien loolu la système boobu nag système éthique boobu la système moral boobu la sur la citoyenneté ñu bokk ci dëkk bi bokk di gis difficulté yi bokk di gis enjeu yi bokk di gis complexité yi ba pare bokk di xeex bokk di xalaat lan moo ko fiy dindi loolu lenn rek moom moo ko mën a jëmale kanam docteur Daouda Dramé wax na ko léegi seen jullit wax na ko léegi c'est un système éducatif éduquer à la citoyenneté c'est éduquer à l'unité du genre humain éduquer à l'unité de Dieu subhanahu wa ta'ala éduquer à l'unité de la finalité gis nga lu tax mag ñi réussir defar ay citoyens yu modèle mooy dañu gëm ni nit ñëpp ni yonent bi woote woon ayuhan naas nit ñëpp la ñu war a waxal
waruñu waxal jullit ñi kese kese mais bu ñuy wax ak nit ñëpp dañ leen di delloo ci seen alxalqul awwal ci seen primo créature yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam wax kullukum min aadam wa aadam min turab da ngay dellu ca primo créature bi ca sos gu njëkk ga fa iza sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi loolu ngay xool ci bépp nit boo xam ne mi ngi dund yàlla nga comprendre nit kuy dund rek dafa fekk ni yàlla dafa sol ci moom ruuxam te ruuxu yàlla boobu la jar na nga sacraliser ko loolu taxoon yàlla di wax ci alquranul karim la taqtulu nafsa allati harrama allah donc boo ko delloo ci primo créature boobu la nit koo gis da nga koy gisee ni kii aadama la ju taxaw te dafa yore ruuxu subhanahu wa taala wa nafaxtu fihi min ruuxi boo ko xoolee noonu rek maala bi day daal di dañ parce que yàlla ji nga ciy xool mooy ihsaan bi nga doon wax léegi boo jógee ci primo créature boobule nga jëm ci unité ki la créé moom mooy yow mi tudd Moussa wala nga tudd Alxadim wala nga tudd ak ki nga xam ne mi ngi tudd Jean Jules Paul et cetera yéen ñooñu ñëpp bi rabbi naas ngeen di wax ilaahi naas booy jëflanteeg moom da ngay jëflanteeg moom ndax borom bi nga xam ne du ilaahul mu'min du ilaahul muslim wa ilaahukum ilaahun waahid huwa ilaahun naas ci loolu ngay jëflanteeg moom si soo jëflanteeg moom ci loolu rek da ngay jëflanteeg moom ci ihsaan ci xawlu da ngay wax qulu linnaasi husnan su dee ci jëf tamit da ngay def li gën a rafet nga jëflante aussi ci cadre li may def fii tey caméra yi taxaw di ko filmer bu ëllëgee su may taxaw ci kanamu sama borom laqad ahsahum wa addahum addan wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati fardan bés bu may taxaw ci sama kanamu borom subhanahu wa taala citoyenneté bi ma doon doxal su fekkee dama ko bëggoon pour ñu may tàccu su dee dama ko bëggoon pour ñu ne voilà c'est un grand théoricien bu ëllëgee si sama kanamu borom caméra du fa nekk kenn du tàccu donc unité de la direction de la finalité inna ila rabbikal muntaha yii mooy cadre bi nga xam ne man moom laa gis muy cadre logique bu nekk ci alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rendre ko opérationnel mag ñi gis ni pour que mu mën a jur des citoyens modèles da ngay sos des systèmes éducatifs yoo xam ne le système éthique moom ngay def ci biir mu yore leen fondement bi nekk tawxidul ilahi wahdaniyatul xalq finalité bi nekk inna ila rabbikal muntaha assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf professeur reprise ba jërëjëf professeur Abdou Aziz Kébé moom moo doon tëj ñeenti waxtaan yi suñ ko doon tënk yëpp ci ñaari minutes mën nañoo wax ne Sëñ Abdou Lahad dafa définir dafa xam le lan mooy citoyenneté ci àq yeeg yelleef yi wax Sëñ Tuubaa ak yoonu murid niñ ci dundee ci bëgg réew mi di ko dundal ak itam di jéem a demal seen bopp bañ a xaar état wala leneen Sëriñ Daouda Dramé moom bi mu ñëwee dafa ñëw indil composante yi nekk ci citoyenneté surtout nag mu ñëw lu am solo mooy li jëm ci wàllum développement social indi nag misaalum Ziguinchor teg wax ni ñu wuute ci wàllum culture yi ci wàllum diine yi ci wàllum làkk yi te teewut ñu ngi dund bu rafet mu mujjee recommandation ci yar bi ak communication bu baax ba ñu mën koo saxal bi ñëwee ci sëriñ jullit Mouhamad Jullit Kunta moom nag mu indi ñu ko ci geneen wàll mooy li ñu doon wax di ko taami maanaam di ko généraliser ci ñëpp mu indi ko ci ñaari jëmm yoo xam ne dañoo jëmmal loolu muy Serigne Touba ak Cheikh Sidi Khouya sëñ Abdou Aziz nag ñëw ci cadre logique bi wax fan la ñu mën a teg citoyenneté te lépp mu delloo ko ci lislaam daanaka mu delloowaat ko ci suratul balad mooy yar mooy jàngale ci delluwaat ci cosaanul doomu aadama delluwaat ci borom doomu aadama mi nga xam ne moo fonk doomu aadama ba def ci moom li muy def mu ne loolu suñ ko xoolee rek daanaka nit ki dootu gis ak kawe ci keneen muy loo xamante ni war nañ koo saxal baax a baax
kon dañu daal di ñëw rek seene tegandi jataay bi foofu أخي أعاذني من الشيطان